jërëjëf Abdoulaye Diop jërë ngeen jëf Yacine Pouy internaute ak auditeurs yi déglu RFM 94.0 la rajo de toute l'actualité yéen a ngi seen journal des faits divers xalaas ànd ceeg ba tey Maodo Mohamed Ndiaye sama waa ji Ndiaye maa ngi lay siyaar ànd ceeg passe partout l'homme qui passe partout Ndiaye siyaar naa la bu baax a baax a baax. jërëjëf Ababacar maa ngi lay delloo ziar gi maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu waa Sénégal fu ñu mën di nekk nag ci réew mi ci biti réew di rafetlu ni ñu àndee ak xalaas di suñu journal fait divers am mbégte saa su nekk également di ci ànd ak ñoom. jaajëf am na solo paas. di la nuyu Aba di nuyu Ndiaye di la ziar bu baax a baax di ziar auditeurs yi ak internet yëpp di la nuyu bu baax di la ñaanal semaine jàmm. problème bi problème mu lan la. problème ban yàgg Yacine Pouy. non non amul problème de. en kay xaalis la. problème mu xaalis dafa am fàttali xaalis bu yàgg la Yacine waaw dafa. waaw loolu doo ko rajo. yàlla baax na loolu dinañ ko waxtaanee ci kanam. xam naa ne bu mënta nekk fii. ndax journaliste bi nga xam ne daal daf may yemale. émission bu mag bi bu ñëwee dinañ ci waxtaan loolu. man sax am na yu ma ci jàng. abus de confiance. dëgg la de escroquerie. dëgg la de détournement de fonds. dëgg la de association malfaiteur. dëgg la de faux usage de faux. dëgg la de yooyu yëpp jàng naa ko ci li ñuy ak toppee néewal doole ko ëpp doole. ñu booyee la ak Yacine ba tey Yacine di la ko topp nii. Ndiaye doon partenaire yi. man maa ko topp. Ndiaye la partenaire maa topp Yacine man. nañu tàmbalee ak million boobu ba léegi maa ngi leen di wax téléphone million yi ak gaam yu ñu indi am na yeneen million yoo xamante ne ji dañ koy soog a dajji bu bees tàq ci paquet ay téléphone marque million la téléphone yu baax million S11 ci la bokk nga xam ne 60 000 francs kese lay jar million Hot 2 ci la bokk nga xam ne 35 000 kese lay jar million Q8 plus ci la bokk 25 000 francs kese lay jar donc réew mi fi mu ne ku yorul téléphone bu baax ci yow la ndax million ñëw na ngir yombala leen lépp ay téléphone yu baax ay téléphone yu garantie ay téléphone yu mucc ayib ñu garantie loo ko 12 mois mu di 1 an loolu la million def ba noppi tegal leen service après vente bu nekk Grand Yoff en face église Saint-Paul ngir téléphone million bu ngeen jënd bu amee lu ngeen ci comprendre wala am lu ci sikk bu ngeen demee ñoom dinañ leen ko toppatool muy service après vente bu téléphone million également indi na ay tablette yu baax buy jar 70 000 ñu naan ko Aerotab am na beneen tablette boo xamante ne ji 60 000 francs CFA kese lay jar boobu moom mooy Mi Pad écran bu yaatu ci tablette yi million yi beneen partenaire bu ñuy àndal ci xalaas moo di Optique Vision Plus Sénégal di leen fàttali ne ñi ngi jëm fële ca Saint-Louis dañ fay ubbi boutique Optique Vision Plus Sénégal le 7 mais le 7 ba le 10 dañuy amal journée consultation médicale gratuite ci avenue Moustapha Malick Gueye dend ak Nice Burger bi buñ jugee Saint-Louis dañuy dem Louga le 13 ñu ubbi fa boutique Optique Vision Plus Sénégal mais le 13 ba le 16 dañuy def journée consultation médicale gratuite quartier Santhiaba en face garage Fajar dend ak pharmacie jàkkaarloo kon ak pharmacie Fatou Fall foofu la boutique Optique Vision Plus Sénégal bi ci Louga war a nekk Ababacar. Ndiaye damay leeralaat rek dafa bari intellectuel yoo xam ne dañoo bëgg xalaas dañ koy déglu trop xam nga intellectuel yi dañuy déglu mais dañuy xalaat. di wax ni xalaas man bari na ay xalaas su ñuy teg fii su ma ñëwee ba toog fii ci laa ko yëg. dama dem ci benn banque di fa ubbi compte Ndiaye dafa bari ay fans lool mais compliqué gi Ndiaye compliqué waa banque ba xam nañ ko lool. dégg nga am na fa ñaari auditeurs yoo xam ni. Ndiaye tax ñuy déglu xalaas. mais bi ma duggee bay génn dañ maa woo ma taxaw naa fa 30 minutes ñu may laaj abaa ma waaw ñu ne ma lan moo tax Ndiaye di opposé wu chaque fois yow ak passeport ma ne leen bu ngeen yaakaar ne ci antenne bi la yem yéen a ngi juum balaa ngay dugg ci antenne bi loo teg Ndiaye teg leneen. donc waa FBN banque maa ngi leen di nuyu di nuyu directeur bi Omar Dioum ak Safi ak Safi ak équipe bi nga xam ne ñoo fa nekk ak fans yi nga xam ne ñoo faa Ndiaye ba noppi xam ko ci compliqué gi nga xam ne moom la compliqué. xam nga liet boo toogee fii ne FNB banque moo tax loo teg ba tegi mais Ndiaye banque bu mag la de. waaye banque yi mag bëri na. mais Ndiaye. Aba nuyu waa Karotal maa ngi ci FBN banque. yaa ngi dégg xam nga kon bari nañ fay xarit Safi maa ngi lay nuyu di nuyu Omar Dioum sama xarit bi directeur bi di nuyu ñëpp rek ñuy fa say xaritang fa nuyu leen. maa ngi nuyu Abib Ndour Abis Garden. waaw. kooku leen gën a bari histoire bi wax leen ma waxu publicité la kooku Abis Garden fii ci corniche bi. bàjjen la mag la yaay la war na fi indi ndekki indiwu ko fi. xam nga ñun ñoo ko fàtte ñoo ko bañ a fàttali. wax na ma ko de. war na fi indi ndekki de ba léegi. nee na ma xalaas kañ ngeen bëgg ma seet si leen. laaj na ma ko de. na doon suba. laaj na ma ko de. quartier général du premier au temps Abis Garden ma nga fa. laaj na ma mais quartier général dafa yem ak quartier général buñ koy tolloole moom dëggantaan la ñuy xool. Aba Fass nañ dem ci xalaas bi njëkk Ndiaye man sama bopp rek laa bëgg. Ndiaye xoolal keroog benn dëkk bu ñuy wax Kokki Diop.
Kokki Diop waaw dañoo amoon manifestation parce que dañoo amul ndox benn forage dañu daal bari daal lu ñuy ñaxtu Cheikh Anta dem fa reportage ñoo gis Cheikh Anta bàyyi marché bi topp Cheikh Anta ndax la il faut que ñu dégganteeg ñi nekk xalaas ndeysaan waa Kokki Diop ñu ngi leen di gërëm bu baax a ñu ngi leen ziar bu baax a baax fu ñu jëm Ndiaye actualité rek agression bi ci réew mi bon je dirais pas agression la insécurité bi waaw Fatou Kiné maintenant waaw ci kanam tuuti nañ la dégtal première dame waaw ci xalaas waaw moo tax tey faaw ñu kii ko nañu dem ci li nga xamante ne ji fi mu nekk nii première dame waaw maa déggul wala man première dame bi ma xam mel na kay Mariam Sall dégg nga ci xalaas gi waaw kon du ma dem toog ku ma ko déglu ma ni fekk ma fa woon bi ñu koy teg voilà déedéet gisoo leen loolu déedéet mais nañu ñëw ci insécurité bi nga xam ne ci jàmm ak salaam laa xam vendredi weekend bi kay nga wax samedi dimanche ak dimanche xol yu bëri naqari nañu ci réew mi nit ñu bëri tiit nañu nit ñu bëri jaaxle nañu da ngay dem ba mu yàgg nga ne est-ce que gars yi échangé wuñu Sénégal quoi ndax indi lu ñu meneen réew mu bokkut ak ñun mi ñu xam passe ñu déglu ay ca ñu daal rue 10 la Pikine rue 10 en face ak école 5 li fi xew moom dafa am sama benn xarit donc dafa yónni woon doomam man dama taxaloo ak Wave dafa yónni woon doomam pour mu def benn opération léegi xale bi mu ñëwee il a trouvé toutes les portes ouvertes lumière bi yëpp di tàkk xale bi nuyu asalaamaaleykum kenn tontuwu ko mu yërndu ci kees gi après gis deret ji ndaw si tëdd après rek mu génn daw bi mu génnee daw nag mu dem wax ko papa ji mais comme que d'habitude man dama taxaloo ko Wave bi papa ji depuis lu fiy xew souvent dañ may def part papa ji daaw si ñëw ak sama buntu kër woo ma ne ma dama la soxla ma ne ko lu xew mu ne ma génnal maa ngi ci biti ma génn alors fekk ko ci buntu kër gi ma toog mu expliqué ma mu ne ma sama doom dama ko yóbbu muy def opération mais mi ngi nii di lox rek nee na dafa néew yërndu gis deret te ndaw saa ngi tëdd ma ne ko mu ne ma waaw ma daal di daw ànd ak moom ñëw ma ni taxaw ci bunt bi fekk bunt yëpp ubbeeku lumière bi di tàkk ne asalaamaaleykum kenn wuyuwul asalaamaaleykum kenn wuyuwul fii kenn nekku fii kenn wuyuwul te d'habitude ça ne se passe pas comme ça ensuite ma approché wu ci kees gi ci laa yërndu gis deret ji ndaw si tëdd malheureusement inerte ñu rey ko comme ça gratuitement actuellement mi ngi nii ci biir tëdd sapeur yaa ngi fii police mi ngi fii les commissaires ñu ne dañuy xaar le médecin légiste donc voilà ba léegi yóbbooguñ ko. configuration bi foofu nan la mel ba loolu mën fa am te kenn du ko yëpp. enfin configuration pourtant ci kaw rue 10 bi la nekk xale bi sax moom vraiment il a l'habitude de descendre très tôt parce que man fi laay defee ay opération mais je me rappelle barki démb ñëw naa 18 heures fekkoon kees gi di def opération mu ne ma papa wàcc naa ma ne ko yow da ngay teel a wàcc waaye de raayee ko noonu daal di génn dem. souvent il a l'habitude tey bi ma demee ci mosquée bi aussi bi ma wàññeekoo gis naa lumière bi di tàkk ak yooyu mais sama xel nee na mais xale bi tey daf fi guddee comme ça rek après ma continuer def voilà normalement rey bi sax xam naa ne soo matul c'est bien avant moment boobu parce que déjà saa mi ngi commencé woon di coaguler ça veut dire que ñun dañ ko découvrir vers heure boobu ma ñu daw si ñëw parce que papa ji mi ngi ma woo vers 21h50 déjà man maa ngi taxaw ci buntu bi di observer affaire bi malheureusement noonu la demee donc bon waru fi sori man nag précisément xaw ma fu mu dëkk xale la ba am daal maximum peut-être une trentaine d'années comme ça ndeysaan xale bu tuuti nga xam ne ñi koy rey xaw ma lu tax ñu rey ko mais mën nañ ko lem sax parce que dafa tuuti mën nañ ko takk sax lem ko oh là là malheureusement voilà ce qui se passe le monde est là les sapeurs sont là la police est là malheureusement Ndiaye mi ngi noonu jàmbaan nga de ci tàng bi nga ko am waaw li baan doon wax rek léeg-léeg damay rëccul tax xalaas du am ci week-end bi laay dëgg la ndax am na information yoo xam nit ne ñi à chaud léegi nag am na yeneen développement yu ci topp parce que enquête bi enquêteurs yi am na ku ñu jàpp ñu ne moo ko def gis nañ ci moom yu bari nag yu koy taqal ci li xew benn waay la comme joxe nañ tur bi Xaasimu Ba la tudd ba tey ci xibaar 28 ans la am nee na nit moo nekkoon superviseur bu établissement Mansour Sy mooy ñii de femme bi fi mu doon liggéey établissement boobu noonu moo leen doon superviser ñu ne moom sax ci ay wax yoo xam ne nee nañu moo ko wax ci enquête bi
mooy dafa am ngénte taaw soxla woon xaalis nee na dem na ba ci femme bii leb ko 200,000 pour ñu defal ko prêt. femme bi bañ. parce que li ñu ko wax mooy li nga fi am ci manquement dafa bari li jënti loolu ba pare ba mu fay dem da ko waroon yóbbul versement bu 5,500,000. ba tey ci xibaar yi ñu am 2 millions la ko versé kon xam nga matul. wax nañu it ne moom nii bi muy takk jabar moom mi ñam rey femme bi. bi muy takk jabar. defoon na détournement bu 5 millions. ba pare inventé agression ne dañ ko agressé. quelque temps après ñu dàq ko parce que dafa détourné waat beneen 2 millions. mais bon loolu ay wax la yoo xamante ne ji ñu ngi ko ciy dégg. lu ñuy confirmer la sax nag. ah kon mi ngi noonu tey ci suba maa ngi jot xibaar bi. très bien leneen mooy wax nañu ne femme bi di Fatou Kiné Gaye yal na yàlla seeral ay yaxam di ko masaw ay mbokkam. biñ koy faat dafa tolloon diggante maanaam dafa ëmboon. bon loolu enquête bi weddi na ko. ci xibaar yu ñu am. ak borom këram sax. voilà kon mi ngi noonu. wax nañu it ne waa ji bi mu ko faatee ñu baal ma ci wax ji da koo rendi loolu it amul. waaye nag rey yu moom foo ko natt ci ñaaw weesu na ko. nee na ci tànk la ko jam ndaw si yuux continuer di ko jam mu jam ko ci abdomen. li mu wax enquête yi wala li mu wax enquêteurs yi mooy 37 coups de couteau. loolu moom xajul sax ci garab sax xajul ci. waaye ci góor yàlla dëgg loolu xajul ci moom góor yàlla dëgg waxuma la jigéen. nee na it pression bu ko jabaram teg la loolu na xam naa fu mu jafandu rek lay bëgg ndax yow bu ñu jëlee jigéen dénk la pour nga tane ko la. mais boo demee ba mu lay teg pression ngay dugg ci loo xamante ne ji yow da ngay ngénte sa doom lii ñu lay toppee bu dee lu am la ça veut dire que yow sa doom dana dem ba màggate du la gis. ba pare bu dee moo wax loolu ses propos n'est pas gentleman. waaye mooy li ma la wax rek mooy wut fu mu jafandu rek. doo dugg fenn di jéem a suuxal sa soxla mais nag liñ ci mën a jàngat. mooy ñàkk kaaraange gi ci réew mi rek. njaay ak ñàkk doylu gi. ok ñàkk doylu gi. li ma la mën a wax de Ndiaye. ñàkk doylu gi Ndiaye lii laa am. doom ji lu ma mënti def ci lii laa yem. Ndiaye loolu fulla ak fayda dafa Ndiaye gis nga am fit du xeex rek wala ay xuloo loolu du fit. fit mooy di def loo mën. ma ne je peux pas j'ai pas les moyens. déggoo li ma la sax ma ne la yow boo dee góor ñu jël jigéen dénk la pour nga tane ko la. waroo di waye di ba mu lay dugal ci yenn yi bu dee li mu wax am la. te dama koo gëmul sax nag. est-ce que xam nga Ndiaye souvenir ngénte souvenir la. ngénte souvenir la doom jii nii buñ ko mënoon récupérer dañ ko war a récupérer sinon dina màgg difficilement bu fekkente ni waa ji wax na ni yaayu xale bi moo ko teg pression ba mu def lii. mu nekk ci xelu yaay ji dina répercuter ci doom ji ci yar bi. xam nga société bi ñu nekk muy société boo xam ne boo ci nekkee te xamoo sa bopp éternelle pression ngay dëkk. éternelle pression ngay dëkk. tout le temps nit ñi ñoo lay yóbbu foo xamante ne mënoo fa yegg maanaam dañ lay kii fa suwaaw góor ba pare te duñ la ko warlee. loolu nag bu ñu demee da ngay xam sa bopp nit loo mën ngay def loo mënul bàyyi. gis nga tey abaa boo xewlee ngénte jël àddina ak li ci biir def ca nit ñi ñooy ñëw lekk la fa nekk yépp dem seen gàddu liñ mën a yóbbu wan la ginnaaw te naan yi ngénte daal du priorité moo tax il faut que ñu xam suñ bopp. waaye feneen fu ñu jëm. même tamit insécurité. encore ati Tamba kii dañoo ñëw ci école bu muy jàngee. xale bu jigéen bu am 14 ans. ñu fekk ko ñu takk ko ca gannaaw takk tànk yi takk loxo yi sànge min gi rey. heureusement ba deewul. alhamdulilah mais ba mu jógee dox sax mënu ko sapeur moo ko jël si. pardon ñoo bu yegg ko ci fa kaw yóbbu ak loolu nag xëy na enquête bi dina ci jëm. mais révélé kii révélé woo guñ ko waaw ci fee bi lañ jëm. ayca ñu dem. affaire bi Tessa la Tessa mu ngi nekk ci wetu rajo Tamba bi booy dugg Saara Jële noonu ci HLM la bokk man démb bi ma demee ay côté 11h30 midi yooyu laa dem récupérer sama bulletin doom ci école bi mooy Tessa ferme Souleymane Agne bi ma demee récupérer sama bulletin doom si biir école bi noonu ma nekk di jël bulletin sama doom bi ma dégg ba ñaari élèves ñëw fii école bi fekk le professeur bi monsieur ñu ne ko am na benn élève bi nga xam ne dañ koo takk ci gémmiñam ak loxo yi ci kii bi ci biti ci bâtiment bi fi lañ daw ñu ñëpp di génn si biti ñu ñëw xool loolu bu mu amee xam na xale yi bu ñu gisee tiitaange ba yooyu am na ñu fa jiitu sax mais bu ñu demee fekk nañ xale bu jigéen bi mu ngi tëdd nee nañ dañoo takkoon loxo yi ak tànk bi collé gémmiñ bi mais man en personne bi may ñëw
fekk naa tànk bi ak loxo bi ñu tekki ko xale bu góor bi nee na moom moo ko tekki benn xale bu góor bu taximan nee na bu ñu ñëwee am na ñu mu dajale ko ñun ñoo ko tekki xale bi ñu tekki loxo yi tekki tànk yi mais fekk na xale bi ñoo takkoon loxo yi takk tànk bi dugal ko ci bâtiment boo xamante ni ci biir dafa rukke et puis lu ma si jaaxal mooy foofu noonu yoon bi wéetul nekkul loo xamante ne ni mbedd bi dafa wéet ak yooyu côté boobu am na ay nit ñi dañ fay jaar 4 heures du matin sax boo fa jaaroon da ngay gis ay nit te am na ay service te service bi am na gardien mais lu ma jaaxal daal mooy xale bi ñu ko fekkee mu tëdd noonu man fekk naa mu tëdd jaaxaan ñu njaganaayoo ko benn brique xam nga jël loxo yi ak tànk yi teg ko noonu zipp bi côté zipp bi fermeture bi ñu summi ñu kii ko dindi fermeture bi comprendre nga ñu tëdd noonu affaire bu ma yéem yow parce que tey ñun suñu doom yi ñoo fay jàngee te suñu xale yi nekkatuñ ci sécurité ñun dañoo tiit ñun yaay yi dañoo tiit man démb damaa tiit ba xaw ma lu may wax lii kay du lu ma nettali du lu ma dégg man maa ko fekkee nii samay bët yi ñoo ma ko jox bi ko sapeur jël see mënul jóg yëkkati boppam ànd ak sapeur yi ñoo wàccee seen blancar yooyu yéegal ko si dugal ko ci oto bi dégg nga insécurité ba tey nag beneen transition mais bii tamit nag Ndiaye alerte la waa Medina Fall Thiès ba tey ci insécurité waaw parce que insécurité weesuwul ay borom bi Jakarta nekk fa ñoom dàppe lu ñu wax di jëfandikoo bii di tux yàmba guddi gi ñuy taal seeni moto di course ci biir koñ bi te kenn mun ci dara dem nañu police ba sonn boo fekk na ñu màndi dem nañu démb ci guddi Ndiaye course guddi ci ku yor ay Jakarta insécurité gi nga xam ne nga toog ci Jakarta c'est pas confortable amoo sécurité ba noppi ngay course ko Ndiaye boobu xale yi màndi nag di ko def guddi teg guddi ñëpp di nelaw cib koñ yàlla baal ñu déglu ayca ñu dem dama ñëwoon pour nga jàllaleel ma lii balaa affaire bi di ëpp doole Medina Fall laa dëkk samay waajur fa lañ dëkk Dombasko waaye suñu koñ dafa am lu fa am loo xamante ni nii police dem nañ fa baagante nañ fa ba tey amul suite te saa bi ak fi dëkk bi toll insécurité bi toll fi looloo gën a tax nag ma ne léegi naa indi li nga jàllaleel ma ko ndax gars yi mën cee def dara balaa affaire bi ëppi loxo ne ñun suñu koñ dafa am benn ay boy yu fa nekk dëkkuñu ca koñ ba amul benn boy bu dëkk ci koñ ba boy yi dañuy tux yàmbaa matin midi soir léegi nag dañ koo mbubboo arrêt Jakarta boo nga xamante ni benn Jakarta ka see fay nekk te boy yi benn kër moom moo leen may foofu faveur ba booy def fa mbaar léegi nag booy amul kenn ku dëkk foofu booy matin midi soir koñ boobu amul kenn koo xamante ne ni mën na nekk ci jàmmam ñu nekk fa di bruit affaire bi metti nañu saanu fee mal mënuñu ci dara fu nekk dem nañ fa police yi jusqu'à présent amul dara loo xamante ni gars yi teg nañ ko suñu loxo affaire bi kenn mënta xam lii lu muy nduru teg ci du yoon du respect ak dëkkandoo lépp ci laxasu affaire bi nag metti nañu trop lii ban koñ moo koy nangooti ci àdduna te fi ne ni tey ji boo génnoon tey ngir xeex ak ñoom maari dee taali dara xew fi boobaa àdduna yëpp dinañ ci jot te fekk na yooyu yàgg nañ koo jooy te kenn mësu koo lijjanti te gis nga paas loo ci xamul affaire bi demoon nañ ci police biñ ci demee ba police maire bi nga xamante ni moom moo leen jox foofu ak borom këram noonu après bañ demee maire bi yolliku nànk ci suuf waa koñ bi yëpp kilifa yi àndoon dem booy defuñu leen dara ñoom ñëpp ñoo ngeeg seen njaboot nañu bàyyi doomu jàmbur yi ni jugé nangam liggéey nañ fa nekk waa léegi laaj naa léegi booy yi liggéey léegi dinañ def lii te fii nii ngay gis boo xoolee tuuti ci kaw da nga gis benn lampe bu bleu benn lampe bu xaw a verte foofu hôpital la poste de santé de Medina Fall moo nekk foofu dem nañ police Medina Fall teewul dara poste de santé de Medina Fall bi moo nekk foofu koñ bi fii amul kenn kuy tijji fenêtre ndax lan xeetu yamba gi lax ni muy duggee amul kenn kuy tijji fenêtre booy yi amul tabaski amul korité 24 heures sur 24 ña nga fa photo bi ma la envoyé gis nga pëne bi foofu la ñuy denc seen yamba yi booy duñu arrêté nekk ci koñ bi di tux yamba buñ fa dëkkoon sax nga ne ñii kat fi lañ dëkk mais amul benn booy bu fa dëkk mënuñu ci dara affaire bi métti nañu trop mënuñu ci dara bëgg naa nag lii nga jàllaleen ma ko incha allah ndax au moins sax waa police bi war a mën a ñëw jële fa boy yi parce que ak ni dëkk bi tojee nii yii boo ko dee gis say waajur di dund ci say raq di dund ci lii dafa metti ci xol bëggoon naa aussi sama voix bi aussi nga camoufler ko parce que représailles laay bañ vu que comme ci koñ bi laa dëkk en plus parents yëpp xeex nañ ko ba taay te gisuñu suite ba presque ñoom ñëpp instant yi bëggatuñ cee wax ñoom nag tey jii dañ doon def tey seen course Jakarta de ce fait ci laa jotee sànq image yi ay ça me faisait trop dégg nga Aba dëgg la def na war naa def fukki at ci ginnaaw ñu mës a bokk ak plateau ak Mame Matar Gueye
bu Jamra mu ne mu ko fàtte mu ko centre Jacques Chirac la woon bu Thiaroye mu ne yàmbaa ji ñu ngi koy bayal dina toll foo xamante ne ji dana jur lu ëppi loxo mooy tukki réew mi yu baree bari yi ngay gis nit ñi di ko def muy ay ñaawteef dëgg la ñàkk lucide moo koy waral dëgg la de bu ñu bëggee xeex insécurité bi xeex rayante bii nañu def lépp lu ñu mën ci gën a xeex yàmbaaji ak drogue bi dëgg la de te maa ngi gis yenn yoo xamante ne ji bu jëmee kër du baax léeg-léeg ñu ne la vidéo yoo xamante ne ji agresseur lañ ci jàpp di ko fitnaal sàcc lañ ci jàpp di ko fitnaal mënoo leen a wax dara ñun citoyen lambda mënuñu leen a wax dara ñoom xëy na kay dañuy wax way kenn warta fayul boppam yooyu yëpp la ñuy wax mais ñun mënu leen wax dara parce que ñi leen war a taxaw ñoo leen taxaw dëgg la de dëgg la de yaa tamit sànq maa ngi la koy wax ma ne la dinaa la dégtal première dame bon dinañ la dégtal première dame waxeewul ci ñun nag ci RTS la waxe muy leer mais dafa am xibaar bu jib boo xamante ne ji daf ne fondation dafay dimbale nit ñi ci tabaski mais biñ ko waxee laata heure ba dellu si waat maanaam demande yi dafa dem ba fees ba amatuñ fu ñu leen def te ay rumeur kese la amul daa amu ci ay rumeur déglu ko moom ci mi boppam nañ déglu fu may waxanteeg yow nii ñoo ngi recevoir sunu ay demande santé ak yëpp bokkul ak li ngeen di gis nii bëgguma tas yaakaar tabaski baa ngi jege si dina jël un peu de temps parce que dafa bëri te ñoo ngi indi ba léegi pour ñu ñi indi seen demande xam ni fàttewuñu bu ñu yàkkamti dinañ ci def lu ñu mën dañ def ay fausse rumeur xamuñ fu mu jógee bañ ma ko waxee sax dañ ne ma waxal du amul ma ne non non nit ñi bu ñu jógee bu ñu tas seen yaakaar yàlla moo tax ñuy def nañ def si kattanu yàlla jox ñu kattan mën-mën ñu def li ñu war a def. li ma xaw metti tuuti mooy dañ leen ndax laa ko mën tuddee parce que buñ leen waxee ni ubbi nañu lii te alors que ñun yëguñu ko de tout le temps dañuy recevoir ay demandes de tout le temps dañ si kattan suñu borom dañ koy gérer comme il faut kenn duñu dégg mais bii demee na nu nga xam ni il faut ñu wax ni leen ki ko doon def xamul lu mu si jublu mais ñun duñu rejeter dara. yii pour tabaski la rek la li ci gën a doy waar nag dañ ci dugal seen ay pièces rapidement dañ koy delloo seen ay borom parce que c'est important waruñu ko amee ñun dañ leen wax ni leen dañuy dugal photocopie pièce d'identité ak demande j'ai jamais dit ça ñun du ñu fonctionner noonu nit ñi dañuy ñëw naturellement déposer seen affaire naturellement ci kàttanu yàlla ak ci sutura ñu def ko mais lii moom mi ngi nii au niveau de la fondation nee nañ ma parce que j'ai été là-bas pour xool man moi-même ce qui se passe nee nañ ma ñiy def santé fii lañu buntu bee la ñuy jaare donc yi ñu jot normalement ay tabaski la war a doon santé bi ça n'a rien à voir parce que comme li may wax toujours damay priorité bi mooy santé bi ñi def demande pour la santé lii ay demande la pour la tabaski en tout cas maa ngi wax ñëpp ñi ñoo ngi jéggul bu tardé bu su ñun affluence bi moo bëri apparemment ba léegi ñoo ngi continuer di dem foofu di déposer duñ ko rejeter dinañ jëli pick-up jëli oto daf ko si indi ay volontaire ñoo ngi fii di si jàpp yal na yàlla fay leen ñoo ngi taxaw depuis boobu di def di trier pour ñu mën ko jukki daal daanaka mais daal bëri na moom nit ñaa ngi jóge fu nekk am na sax dans les régions ñuy laaj ndax ubbi naa foofu ay antenne pour def ko si pour dire rek que ni benn ay nit yu mal intentionné ñoo ko def loolu rek laa bëggoon wax di jéggalu ñëpp et puis daf lay métti daal parce que démb may na waa ñii duñ leen jox ñu lekk parce que depuis ce matin ñoo ngi taxaw fii mais boo ko defee aussi da ngay mel na da nga kii wax ji da nga ànd ak moom si li muy def. y a pas longtemps am na koo xam ne dañ ko wax ni que première dame daf lay dimbale mais pour mu dimbale la il faut nga joxe xaalis man du ma defee noonu yow booy dimbale di nga laaj xaalis mais j'ai vu que chaque fois dañ ciy nax nit chaque fois dañ leen di laaj man du ma laaj du ma ñaan kenn du ma laaj xanaa booy dimbale nit kay xanaa doo jël li mu am kon nit ñi war nañu bàyyi xel ci li ñu leen di wax nit ñi war nañ ci bàyyi xel trop toujours ñu nax leen ci Facebook man nee naa leen aw ma Facebook aw ma Twitter aw ma yooyu yëpp aw ma ko toppatoo ma loolu ma waxuma ci Facebook waxuma si loolu wax naa ko benn yoon nee naa leen nañu nit ñi di éviter ñu leen di nax si sama tur yónniwu ma kenn nañu moytu ñuy def trafic d'influence demandé wu ma kenn ama ku indi ci fondation bi nag bëgguma sax en tout cas li mu def c'est très responsable li ñuy wax njaay mais nag nit ku am joie de vivre ku mel ni moom nit koo xam ne daa bëgg kaf nit kuy enjoy bu demee ba taxaw wax yaa problème sës na su ma doon moom dinaa ci jànge ñaar muy réew mi metti na benn
ñaar mooy lu muy woo nit ñi ne doon jàmm ndax lu mu woote nit ñi fekk si. moo waral ay nit tegug njublang joxe info yu wérul ci turam. ñëpp defu mbaboor dagg wuti ko. lim ci wax nag. mooy bëgg naa mottali yéene. alors que suñ borom matal. yow tamit jërëjëf Ndiaye parce que daf nga service public dëgg. mais nag Ndiaye. Marème Faye Sall moom. na xam ne ñun ñoo ko ëppi kaa fuuf. waaw mais baax na moom comme xam na ni réew mi sopp nañ ko. moom na lijjanti tabaskeem yee ba pare. comme sopp nañ ko fonk ko rek ba su wootee ñu wuyu. demande yi ma gis rek na ci sant yàlla bu baax. demande yi ma gis. waaw bu leen joxee. waaw moom du am lu mu tabaskee. Ndiaye bu dee da ngeen dem ca Qatar ca coupe du monde bi. bu leen ci def benn frais. alaaji puubu ñaam ma nga ca Doha. ca Qatar. waaw incha allah seen añ ak seen i reer yëpp maay tibb ca kër sama kër papa alaaji buubu ñaam di leen indil yéen bàyyu safi. yow nga dig ma fi dara fii. defoo Ndiaye bàyyil bu ma la defalee teraanga nga toroxal ma ci biir antenne bi.